nga léegi. bu baax a baax daf dul gis président. nga ni loolu daf ko daan gis. lan moo waral ñàkk gisee bi pour yow lan moo waral ñàkk gisee bi est-ce que par exemple président amul responsabilité aussi ci yenn comportement yi. bu fekkee amul benn instance bu mën a waxtaanee ak nit ñi. xam nga li muy wax ni moom ci la juumee quand il parle ñoo daan toog di naan ataaya toog di waxtaan un chef d'État il faut imaginer vous aussi Pape Ngagne je sais que quand quelqu'un comme son expérience politique il a milité au Parti socialiste il a milité au PDS il est aujourd'hui dans l'APR te du ma wax ne moom bokkul ci membre fondateur de l'APR je ne le dirai pas moi parce que damay wax loo xam ne les faits sont là. loolu mënoo ko wax sax. déedéet non xam nga loolu moom am nga politique mën nga loolu moom am ay mbir yoo xam ne mën nga ko wax mais ñi lay seetaan ba pare booy daaneel sa kaddu dañ lay wér. loolu am na te loolu du ma ko def. ok mais xam na loolu bokkul ci fondateur. déedéet non je ne le dirai pas. du ma ko wax. loolu moom loolu du ma ko xam nga lu tax du ma ko wax. parce que boobu laa ko xam. ok daanoon naa ko séen. miinante wuñu bi ñu bokkee bëgg-bëgg ci la ñu miinante Moustapha Cissé Lo musuma xam fu mu dëkk. ok boo ko bàyyi nii muy dawal bu gummoo sax xam na fi ma dëkk man Farba Ngom mii il a milité au Parti socialiste il a milité au PDS il milite aujourd'hui à l'APR mais bu Sénégalais bu mu leen bett de maa ñëw c'est que li ñuy juum. parfois non baax nañ li ñuy jaxasee mais c'est important xam nga par exemple au moins. non baax na nga may ma terminer. boo amee nit. yàlla boole leen. ngeen nekk même âge nekk même génération bu ko yàlla defee président de la république bokkutu leen classe même ki nga bokkal ndey ak baay Macky Sall tey am na ñoo xam ne dafa bokk ak ñoom ndey ak baay ay rak am ay grande sœur boo xam ne dafa bokk ak moom ndey ak baay li ngay wax li ngay wax permettre ko ko teg bët tous les jours li ngay wax mën nañ ci d'accord ak yow à condition Moustapha Cissé Lo doy non Moustapha Cissé Lo jàpp ma ni dafa soxla président pour ñu naanandoo ataaya non pour ñu lekkandoo gerte non bu ko soxlaa non bu yàgg lay wax mais dafa ne soxla ko dañ daan bokk di naan ataaya mais loolu la dañ daan bokk di waxtaan mais loolu am na mais quand s'il est devenu président de la république du ngeen même classe boo xam ne pour ataaya te li ko Macky Sall defal ci wàllu teranga yow boo ko xamoon yow mii Pape Ngagne xam naa la lool xam fi nga bokk ma naw loola lool ci judd bi nga bokk ma xam ne ku am dignité nga waxuma la aussi pour jeter la ay fleurs déedéet su ma ci gisoon lenn bu ñu fi toogee direct lay doon dinaa ko wax ma xam ni nga fonkee sa bopp ma xam li ko Macky Sall defal en dehors des ministres conseillers vice-président à l'Assemblée nationale président du parlement de la CEDEAO dañu wax la rek non bàyyi ma terminer Macky Sall bu defal Moustapha Cissé Lo kan la koy defal bàyyi ma terminer parlement CEDEAO président jël session l'ouverture des sessions du session bi jël fii avion présidentiel dem wàcc Abuja teral ko sagal ko def ay discours ñu ñëw fii encore session parlement fii au King Fahd Palace président ñëw ubbil ko parewul foofu de guddi invité leen dîner tous les parlements de la CEDEAO teranga boobu te tamit ma wax la leen. ba muy taxaw fii ba muy am na ay ba muy taxaw fii di Abdoulaye Wade cey boo ko laalee. laisse-moi terminer ba muy taxaw fii di wax Abdoulaye Wade boo ko laalee ñëpp di ko fàttaliku woy boobu. waaw nga foog ne kii fay ñu ko ba lebal ko. waxuma la loolu engagement am la woon. voilà bi muy wax ne boo ko laalee. voilà. bi mu koy wax. ngeen topp ci yàlla dagal ne moom laaluñu ko bay mu fallu ci réew mi. ok def ko fay ba lebal ko. waxuma la loolu de bi mu fi taxawee ci biir Touba yëkkati ay kaddu ñaaw jëmale ko ci ay kilifa diine yoo xam ne fu ñu bokk ñooñu boo leen xalaatee sax da nga war a soxla boo yor rek nga teewal ko ñaan sa soxla day faju mu wax ci waxu ñaaw taalibe yi ñëw duma ko lakk kër gi saccagé ko li ko président defal du ko wax kenn moom xam na man xam na benn yaa mu foofu de mu naan boulangerie dafa toj député bi muy naan moom loolu la nekkoon di naan Macky Sall jox ko dafa dof chef d'état bu autorisé wul dara ban ministre de finance bu dof wala un directeur trésor boo xam ne amoo ndigalu président de la république c'est le chef suprême des armées dañ koo booleel salaire yooyu mu amutoon ñu jox ko. d'accord léegi honorable léegi loolu. yooyu mbir teraanga nit ki nan la koy defar nga ne gëj naa ko gis. ci rajo yi nga may dégg di xas sa gouvernement. gëj gis bi moo dul yoon gëj gise bi moo dul yoon. un chef d'état waxuma gisee pour waxtaan wala naanandoo ataaya wax ne leen da ngay waxuma sax naanandoo ataaya mais gisee ci waxtaanu ci tolluwaayu réew mi tolluwaayu parti bi mais loolu dafa am. Moustapha Cissé Lo daf ñu ëpp engagement ci biir APR. du tout non du tout base bu mu yor noonu ci wàllu li ñu yor ci base politique amul genn wàll boo ko diviser en 10 amul genn wàll Moustapha Cissé Lo laa la wax amul genn wàll gi laa la wax commune bi ma dëkk man
ak arrondissement bi ma dëkk on m'a jamais gagné là-bas depuis ma dugg ci histoire politique de l'APR même au niveau départemental au niveau de la région ma bokk ci membre fondateur APR jarutul ma koy wax parce que du ma Cissé Lo man Farba Ngom laa tudd te du ma topp mbirum Cissé Lo ba dugg ci piège ma wax loo xam ne sénégalais yi dañ may jépp mais xam naa ne moom ngor des na ci moom dëggantaat parce que gor dëggantaat koo xam ne deretu gor yaakaar naa moom du deret mooy daw ci yaram bi xam nga lan mooy daw ci yaram bi tiir ok du tiir mooy daw ci yaram loolu laa yaakaar d'accord mais koo xam ne dëggantaat rek dëggantaat rek léegi jeex na léegi li ma bëgg mooy ñu bañ ko personnaliser nga dimbali ma ñu wax ci fay yi aussi parce que c'est important mënuñu nekk ci état boo xam ni mais mënuñu nekk ci état boo xam ni image Sénégal de yàqu na image Sénégal yàqu na de kan mooy responsable bi laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah Muhammad rasulullah Macky Sall daal président de la République ñaan naa ko yàlla fonk ji ma ko fonk ak ni ma ko soppee wax dëgg yàlla un président de la République du mus a jéggalu parce que je crois que ci institution bi wala ci constitution bi permettre ko mais na xam ne daal sénégalais yi ak sénégalaises yi Macky Sall na xoolaat mais parce que léegi yow loolu non mais nga baal mais benn député Makka honorable mu ne ma fan nga bokk ma ne Sénégal moom député bu CEDEAO la mu ne ma waxtaan nañu anglais nigérien la mu wax ma anglais boo xam ne wax dëgg yàlla dégguma ko ki ma ko doon jottali mu ne ma seen président bi di amul image ma ne ko dis-lui il faut lui dire il ne peut pas avoir une bonne image parce qu'il ne fait pas partie d'une bonne image. mais loolu yow yaa mais waa CEDEAO waxuñu loolu. témoignage yi nga xam ne CEDEAO def ko ci ban témoignage la yoo xamoo li fa nekk boo xamee li fa nekk xaaral rek ça va être contrôlé yëf yi dina leer ma wax la leen yëf yi dina leer parce que recrutement yi mu fa def ay mission fictive yi mu fa créé naan damay dem faju ji Maroc te fekk Sénégal gii lay tëdd récupérer comme. kan mooy def loolu di demander ñu auditer ko. kan mooy def li ngay wax ni ma ne ci jalgati di demander ñu auditer ko. le paiement des missions de CEDEAO c'est en dollars. xam nga $100 dafay gaaw a dofloo dafay gaaw a tegloo xaalis loolu bokk na ci li ko dofloo te tamit xam nga li gën a bon sa wërsëg bañ a yaatu nga am xol bu soxor billaay du caaxaan yow boo ko romboon léegi ak oto bu rafet mu commencé di la noonu nga xam ne moom xolam baaxul il n'est pas un bon cœur te 95% ñi ngay dégg mu xas leen nii fii la taxawoon benn jour amul lu mu yekkul mon ami et frère Cheikh Kanté nekk nit ku baax bëgg président Macky Sall wax dëgg yàlla coow bi ne kur nit ñi dox seen diggante toog ak moom waxtaan ak moom xam naa lim ko fugga Cheikh waxuma ko mais yëg naa ndax waa ji laa xam motul à peu près 1 mois 2 mois et quelque nga déggaar ko mu koy xalamal ba nopp Sénégal yi di riir Farba Ngom du genre boobu man du ma woo jamais Cissé Lo di ko neexal munul am maqaama boobu ci àdduna impossible daa ma te tamit bi ñu yàlla boolee ñu war a jëflante lépp lu waroon dox sama diggante ak moom ci lu rafet 100% mais xam nga maa ngi lay wax leen Pape Ngagne Cissé Lo bu jëlaatee 20 kaddu di ma wax lu bon doo ma dégg ma tontu su xasee gouvernement ba nga xam ne Macky Sall ko jiite nag wax ci Macky Sall 1% loo xam ne ku yor engagement déggantaat munoo bokk ci ay. même bu ci waxee loo xam dëgg la même bu ci waxee loo xam dëgg la. mais engagement politique. même bu ci waxee loo xam dëgg la kaay ma wax la nag kaay ma te amuloo instance boo ko mën a waxee. nga taxaw assemblée nationale. waaw kaay ma wax la amuloo instance politique boo xam ne nga taxaw nga wax ko. kaay ma wax la lan nga bëgg mu def ko. xam nga yow journaliste nga. révélation yi mu def waaw xaaral ma wax la rek xam nga yow journaliste nga. maîtriser woo yoonu politique boo engagé wu ci nit da ngay dem d'abord lire statut parti am bokk ci jël sa engagement bopp amu ci kenn koo xam ne Macky Sall def ñu neexal ñun ñëpp ñoo ñëw ak suñu engagement ne ñun dañuy ànd ak yow parce que dañ ñu convaincre bëgg nañ nga jiite ñu boo engagé wu ci loolu nag am na fu muy toll quel que soit ce qui se passe ak boo gisee sax loo xam ne lii da nga ko war a wax am na foo ko war a waxee am ni nga ko war a waxee. mais yow loolu mooy xel. yow d'accord nga ni mënul gisante ak président. non il est membre du secrétariat exécutif de l'APR. mais ani secrétariat bi est-ce que instance boobu mi ngi réunir. ah si toi aussi comment on peut parler d'un parti au pouvoir que le président Macky Sall dirige yamum foofu rek membre du secrétariat exécutif la Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne yàlla dogal Macky Sall ko jiite yooyu yëpp nekk na ay mbir yoo xam ne ay lettres yaa ngi fi un chef d'État am na 1000 voix pour mu mun a jot ay information yu dul rek da ngay taxaw ci télé et surtout di xas koo xam ne nee nga moo yor sa teranga ginnaaw yàlla moo yor sa teranga ginnaaw yàlla Pape Ngagne yow doo mos a def loolu ci àdduna xam naa ne yow da ngay xëy lii fii di liggéey di wàcc mais kenn du la déglu ci àdduna nga yëkkati benn kaddu bu ñaaw di ko teg ci kaw Youssou Ndour impossible tu ne le feras pas parce que au moins je suis sûr que yow fi nga bokk yow am na yoo xam ne jomm nga ko def nit mënul yor sa teranga sagal la ba askan bi waaye
le régime d'Abdou Diouf ak le régime d'Abdoulaye Wade ils ont tellement compris ce gars-là kenn musu ko boole ci benn bureau assemblée nationale. heureusement ak Macky Sall nekk koo xam ne honorable non mais yow da nga bëgg a topp Cissé Lo ba fee yi nga xam ni ci laa bëgg ñu wax ci duñ ci wax fee nekk lu scandale ñoo xam ni dañ ci war a wax non bul wax fee mais bien sûr nous n'avons pas un gouvernement qui est dans le scandale loolu ba d'accord ma ci dama lay wax ne rek heureusement que Macky Sall a très bien compris luy ànd ma wax la leen rek luy ànd daf ko jox ak xam nee na ñépp ñu àndoon ci Macky Sall tey gisatuñ ko dégg dugg. loolu moom benn nee na bi Macky Sall faloo faalewul kenn loolu am na ku ko waroon wax mais li ma la wax nii ci jaar man wallahi lazim bu ñuy wax ci wàllu jàng Cissé Lo dàquma jàng te man niveau CM2 laa yor xam nga aw ma certificat aw ma entrant certificat la am aw ma entrant sixième ma redoublé waat ñëwaat fii di jàng école sama benn privé benn femme bu tudd Umu Aan sama xaritu yaay la jël ma yóbbu ma lycée Limamou Laye boobu nag commencé naa mos tuuti xaalisu woyaan njàng bi ma ne lii daal dafa yéex man maa ko wax dafa yéex xeeb naa lii daal li ma bëgg lii dafa yéex man maa rocc sama bopp ndànk lu ne daj naa sama diggante ak sama papa pour mu jàng ma bañ ma dem di woyaan mu jël ma fii yónnee ma Fuuta nag comme ci ñun askanu ngéwél au niveau de suñu alpulaar yooyu da ngay jàng tàggaate diw moo jur diw mu yónnee ma ci ay dëkk yi bari pour nee na naa gis coono tuuti beneen bi encore ma mën di tàgg comme ni mu ko mënee moom du ma jàngal mais moom ñi nga xam ne ñoom lay tàgg ñu tu leen wax ay tooroor ñooñu naa dem mu ñooñu jàngal ma yooyu mbir yooyu jaar yàlla indi ma fii j'ai voyagé jeune en 21 ans Dakar Abidjan bi may ñëw ci moom mu naan ko damay tukki moom sama papa gëmuma woon bi ma demee indil ko passeport ma ne ko pare naa le 6 janvier. D'accord. Le 6 janvier. En 1993 bi may départ fii di dem. D'accord. Abidjan donc sama jaar permettre ma wax dëgg yàlla ma bañ a reconnaître. situation kenn honorable dafa am loo xam ni. mais koo xam ne non bu demee ba wax ne Macky Sall bàyyi na ay nitam ñëpp ñu mu daan àndal loolu laa comprendre. Ani Mbaye Ndiaye. non mais arrête toi aussi. Ani Alioune Badara Cissé. très bien très bon.